ne xuus tuuti ci éducation wax ci njàng meeg njàngale mi. tey mu ngoog tey société dañuy fas yéene xuus dem ba Ziguinchor foofee nag dem ca daara ji nga xam ne moom mooy dalal ndaw yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe gët ñu duppee ko INEFJA wala Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles foofee nag ñoom daanaka bu ñuy xayma ci xale yi ñuy dalal fukk ak ñeent dong la dooree ko ca tout tànk yi wala ba lycée yenn saa yi nag ñoo am ay jafe-jafe yooyu bokk na ci ay jumtukaay yu ñuy jëfandikoo waaye tamit bis ba nga xamante ni si moom moo leen yenn saa yi di leen ramasser naka noonu boo xam ne mën nañ faa daral tout tànk yi ngir gën leen a mën a jàppale yombal leen seen biir ci àdduna waaye tamit ca daara jooju ñu dem Ziguinchor fekk fu Boubacar Diassi ci caméra bi Lamine Mandiang. ngi fii ci école élémentaire lieutenant Badara Diallo bu Ziguinchor ñu gën koo xam ci tuuru école camp ndaxte moo ngi nekk ci gannaaw camp militaire bu Ziguinchor ci bii la école lañu ubbi centre bu nekk ci diiwaan bu Ziguinchor te ñu ciy jàngal waaye di tàggat képp kuy ndong daara bu silmaxa te bu bàyyi ko ci dëkk taax yu nekk ci diiwaan ba waaye it ci gox-goxaan yi lii mu ndongo daara yu nekk ci biir centre taxul bari waaye mën nañ jàpp ni niveau yu ñuy fekk ci école njaacaar yi yooyu la niveau ñoo nekk ci biir centre. ma ne fii classe bi niveau yi presque niveau yi yëpp ñoo fi nekk du l'élémentaire au moyen secondaire bon enseignement bu ñuy def bi enseignement bi pédagogie boo xamante bu ñuy utiliser mooy pédagogie boo xamante ne élève bu nekk da nga koy jël ci problème am parce que élève bu nekk day ñëw ak problème am. bon donc boo jëlee élève bu nekk ci problème am mooy na nga def pédagogie boo xamante ne da nga koy jël kenn nga koy enseigner 14 élèves la ñu am fukk ak ñeent élèves la ñu am. école amu fi woon léegi école am na ndax xale yi dañ daan def 400 kilomètres dem ba Thiès duñu leen jël wala ñu jël leen mais yow sa doom comme sama doom su bëggee jàng day dem ci école bi ko gën a jege mu jàng foofu mais xale silmaxa bi tey day def ay test pour ñu jël ko loolu nag yàlla mu ngi ci dimbali ndax Ziguinchor wax dëgg yàlla mu ngi dem. ngir jàng te am ay résultats yu baax élèves yi di jëfandikoo matériel bu xaw a spécial waaye léeg-léeg mu manqué bu tar. xale bi bu ñëwee dañ koy initier parce que ñu matériel bu ñuy utiliser ak ñale bu matériel bu ñuy utiliser du benn donc danañ ñu dëkk utiliser pour ñu mun a utiliser matériel bi d'une manière correcte. bu dee vraiment état mënoon naa yokk dimbali bi mu yokk ñu matériel dina doon baax trop pour ñun comme tablette bu ñuy jël ñu bind poinçon ak feuille bu ñu ko amoon. dinañu na doon baax pour ñun. mën nañu yokk ci yii la jafe-jafe problème transport waaye dëkkuwaay élèves yi nga xamante ni ñoo ngi bàyyi ko ci gox-goxaanu diwaan bu Ziguinchor. su ñu amoon benn car bu leen di ramasser su boobaa xale yi du ñu am benn problème ndax parents yi aussi seen loxo jotul seen gannaaw te ñun suñu seen ñu jàppale leen pour que ñu am bus boo xam ne ni moo leen di ramasser chaque jour di leen andiwaat fii. beneen bi am na ci xale yoo xam ne aussi dëkkuñu Ziguinchor ci àll bi la ñu dëkk ñooñu bëgg nañoo ñëw mais amuñu fu ñu fanaan suñu amee des maisons d'accueil au moins daañu leen mën a di yóbbu foofu ñu fay fanaan mais bu ñu xëyee ñu jàng ci école silmaxa yi ci école njaccaar yi loolu du am benn problème loolu la ñuy wax inclusion nag amul beddi ñépp ñoo war a bokk ci biir silmaxa beeg ku lompoñ keeg ku dul dégg ki ñépp ku ci nekk rek boo juddoo toll ci jàng da nga war a jàng loolu la ñuy wax inclusion. malgré jafe-jafe yu centre bi la di jànkonteel élèves yu ciy jàng di am ay résultats yu mucc ayib am na sax ñi nga xamante ni ñoo ngi xalaat déjà lu ñuy doon ni suñu xasee màgg ci misaal bii la élève bi nga xamante ni su doon sagom su màggee dafay doon journaliste ba tax na mu bind ko ci bii la poème ci kàllaamay français. Je veux être journaliste. Oui, je le veux, car c'est un noble métier, car c'est mon rêve depuis tout jeune. Mais j'avais arrêté de rêver, car j'avais perdu la lumière. Alors, je peux reprendre mon rêve, car j'ai retrouvé la lumière grâce aux 6 points miraculeux de Louis Braille. lu wër te wér mooy jàngalekat yu góor ak yu jigéen yu nekk di liggéey ci centre bii ñuy tàggat xale yu silmaxa yi amuñu benn ndàmpaay bi leen mën encouragé ci seeni liggéey alors que kenn ku ne ab borom kër buy dundal njaboot la. Merci beaucoup Michel Ndeki. Michel, vous êtes déjà journaliste, vous êtes déjà un beau poète, vous êtes déjà la lumière en vous et vous l'avez aussi en vous Michel, et très bon courage sur ce chemin.
c'est déjà je pense bien déblayé defe naa ne kàddu yi nga xamante ni si Michel yëkkati na ko c'est assez touchant très courageux de sa part mu mel ne yenn saa yi xëy na dund ci yenn gàllankoor yi warul tax kenn am bëgg-bëgg am yitte am aw sas woo xamante ni si da nga koo yeyoo ci sa àdduna. lu am solo muy reportage bu excellent bu Boubacar Diassi d'abord qu'il faut féliciter mook Lamine Niang am na solo parce que yii dafa baax déjà ñu koy wane comme ni nga wax Michel aussi on doit l'aider à réaliser son rêve. C'est pas normal que Michel ne devienne pas journaliste donc ban classe dafa ñaan nañu yàlla mu toog fii ñu toog moom it bu ko defee mot li yéeneem te je pense que loolu kilifa yi ñoo ko war a njëkk a def mooy jàppale ko déjà jàppale école bi parce que au-delà de Michel comme ni ñu ko waxee parce que éducation inclusive dafa baax parce que yàlla def na am na ci ñoo xamante ni seen i cër mat nan amul jafe-jafe ngir dem ci école jàngi fu mu école bu mën a féete mais am na ñoo xamante ni xëy na seen i cër matut mooy ñi nga xam ne tey waaye laago lan wala ñu am problème mu dégg fii ci Ndakaaru tey boo ñëwee yàlla centre verbotanal boo xamante ni mi ngi ciy Gueule Tapée nga dem Thiès ñoom tamit dañuy dund ak ay jafe-jafe yu bëri ci jumtukaay yi yu métti parce que dafa laaj ay matériels yoo xamante ni moom lañ mën a utiliser pour dégg te matériel loolu bu amut je pense que gone yi seenam njàng du mën a compléter wala bu ñu demee ba am BFM wala bac sax pour ñu amut beneen école boo xamante ni xëy na fa lañ ko mën a eggale dañ leen di mujj a dugal ci njaacaar yi te je pense que mënuñoo ànd parce que ñoom li ni jàng bu dee silmax yi la laaj na am matériel boo xamante ni xon ci lañ mën a bind et je pense que loolu plaidoyer bi nga xamante ni responsable établissement bi wax na ko ci wàllu transport déjà loolu war nañ leen ci mën a jàppale surtout ministère de l'éducation nationale parce que comme ni ndax inclusion la ndax bu ne inclusion nag war ñoo bedd kenn yemale ñëpp étant donné que l'éducation quand même c'est un droit et fu loo mën a lu la mën a dal tamit da nga war a jàng comme ni ko Sénégal yi waxee mais kaw ndekki bi moom Michel ku jar a suivre la pour ñaanal ko yàlla mu nekk journaliste. Alors Mamine Michel bienvenue vous êtes déjà journaliste et puis très bon courage mais mun a defe naa ne ñii ku leen jàppale dootuñu egg ci tàllal loxo ñoom am nañu seen bëgg-bëgg teel nañoo xàll seen yoon te ku leen pousse defe naa ne ñu dem. ku leen pousse ñu dem ñu ngi koy wax dafa mel ni daal centre yu mel ni ñoo bokk benn feebar bi benn tawat bi mooy ñàkk jumtuwaay yu nga xam ne moom moo leen di may ñuy. comme seeni moroom it ñu mën a bokk ñu ngi wax inclusion mais dafa jot ñoom tamit ñuy gis seen bopp ci li ñuy def parce que am nañu xañteef bi bëgg bi tamit mais gunge bi moo amul ñu ngi wax transport xam nga transport bu dul nguur gi sax xanaa ca gox ba tout le temps dinañ dégg peut-être ay way politique yu nekk di yëngatu ci leneen wala di joxe ay don ci leneen buñ koy mën a wasaaree ba ñoom ñi tamit ñu jot ci dina ciy baax transport bi tamit xam benn oto ay la ñuy faral di am dañ koy gis même fii Ndakaaru ay tali bu daawa parfois ñu woote ne ñun amuñu jumtuwaay benn oto lañ am wala ñaar te doyul buñ leen ci mënee jàppale benn wala ñaar loolu dinay baax ñu ngi wax aussi logement bi am na ñoo xam ne bëgg nañ jàng mais peut-être fi ñu dëkk moo sori ñooñu déjà inclusion boobu ñuy wax duñ ci mën a bokk. ñu xool rek jubbanti muy nguur gi muy bonne volonté yi muy ñi nga xam ne tamit centre bi peut-être jaar nañ fa ba tey ñu am as tuut loo xam ni mën nañ leen a jàppale. Serigne Cheikh defe naa ne xale yi li ñuy laaj de mën nañoo jàpp ni bëriwul tablette la ñuy laaj car la ñuy laaj site d'hébergement la ñuy laaj waaye tamit ay feuilles ngir jumtukaay ñu mën a liggéeyee. non lii moom même gouvernement bi sax su deful lim ci war sax société bi ci seen bopp ñoom ñoo war a góorgóorlu jàppale leen parce que ñu ngi koy wax inclusion la ñëpp ci bokk ñun ñii ci la ñu parce que kenn xamul nit da ngay physiquement dara du la manqué dara yow ak sa soxna yëpp dara du leen manqué mais mën ngeen jur doom boo xamee ni day nekk ci situation bu mel nii te kenn bëggul jur sa doom nga ñu beddi ko ci société bi mu nekk en marge du def dara du jàng loolu kenn bëgg ko te ça peut arriver à tout le monde. pour vous dire que ci société bi lañ bokk si ñun la ñu bokk te dañ ci war a jàpp. dañ ci war a jàpp Cheikh Tidiane defe naa ne dund gu jeexagul lu nekk xaj na ci mën nga koo bañ a am mën sa borom kër mën na koo bañ a am waaye mën na laa dàpp wala mu dab sak njaboot donc ku nekk war na cee mën a dugal loxoom ngir jàppale ndaw yooyu la nekk ca INEFJA Ziguinchor jaajëfal Boubacar Diassi Lamine Mandiang di nuyu tamit képp koo xam ne da ngay yeewoo Ziguinchor ak li ko wër waaye tamit di wax encore à Michel Ndeki très bon courage jeune homme vous êtes la lumière et bienvenue dans ce métier vous voulez être journaliste sachez que vous l'êtes déjà tout de suite nous enchaînons ak li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi doore ko quotidien L'Observateur